أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. mbokk jullit yi ñu ngi del siwaat ci guddi àjjuma tey bi di 23 juillet 2020 mu tombeek ñaareel fan ci Zulhijja. tey dañuy def rek le sacrifice d'Abraham wala Ibrahim alayhi salatu wassalam. Le personnage d'Abraham pour les chrétiens, Ibrahim pour les musulmans, père de tous les croyants. waaw moom mooy bàyyi ñi gëm ñépp nag. Aujourd'hui, un peu plus de 2 milliards d'hommes est vénéré par les juifs. Il est vénéré par les juifs, les chrétiens et les musulmans. Le sacrifice de son fils est un épisode essentiel dans le Coran. waaw ni nga xam ni dafa waroon jël doomu Ismaïl war ko immoler, sacrifier ko. waaw dafa nekk épisode bu am solo ci alxuraan. Encore pour les religions monothéistes waaw ñi nga xam ni ñoom yàlla kenn la. waaw cité nañ ko au moins 25 fois dans le Coran. Ibrahim alayhi salatu wassalam est considéré comme le premier musulman qui s'est soumis à Dieu. da ngay gis rek maam Ibrahim alayhi salatu wassalam lu mat 84 ans muy xaar doom. lu mat 84 ans muy xaar doom. waaw demoon na ba yaakaar ni du am doom. waaye borom bi subhanahu wa taala moo mel noonu. waaw avant de parler de la plus grande fête musulmane, waaw ñu koy wax Idul Adha. waaw mooy la fête du sacrifice. waaw il est aussi appelé Idul Kabir. waaw Idul Kabir mooy la grande fête rek. waaw ñu indi li ci alxuraan wax, par exemple ba'da auzu billahi mina sheytaani rajim, bismillahi rahmaani rahim, ci suratu Safati surat 37 verset 101 ba 109 ci la ñuy relater histoire bi nga xam ne moo amoon diggante Ibrahima war a sacrifier Ismaïl. auzu billahi mina sheytaani rajim, bismillahi rahmaani rahim. fa basharnaahu nee na ñun ñoo ko xewalal bi xulaamin ci doom xalimun ba di un fils longanime, mooy koo xam ne il est prompt à pardonner. waaye qui fait toujours du bien. waaw nee na fa lama balaxa waxtu nga xam ni balaxa extrêmement u ànd ak moom saa yoo xam ni di war a ànd ak moom di waare ji mu nekk xale bu góor bu dëgër, xaala mu wax ko yaa bu na yaa yow sama doom, inni niki man ara dama gis fil manaami ci samay nelaw, anni niki man asbahuka ma lay sacrifier ma lay immolé. waaw fanzur nag kon nag xoolal maza tara noo ko gisee. gis nga ko de, xam nga day waxtaan ak moom. tey jii bu ko waxoon papa dooma rey tamit day di ko rey. waaw mais nag rek ñu gis ni Ismaïla nekkul woon façon doom boobu tamit. waaw da ngay gis maam Ibrahima alayhi salatu wasalaam amul woon lu ko gën a metti lii, mooy toog pendant 80 ans di xaar doom, xëy doom ñu jox la ko mu commencé dëgër ba ni lenk ba nga mën a ànd ak moom di dem ak ñëw, ñu ne la nag léegi da nga ko war a immoler. amul lu ko gën a metti. waaw amul lu ko gën a metti. waaw moo tax waaw mën nañu wax rek ne pour tabax islam, waaw bi mu commencé am yaakaar ci moom, buur subhanahu wa taala si la ko wax ni si la ko nettali gént gi entre moom Ibrahima alayhi salaam ak Ismaïla. waaw dialogue boobu nag bu extraordinaire la bu amoon entre seen diggante. waaw ça n'a pas été un monologue. waaw ñoom ñaar dañ doon wax. waaw te Ismaïla ku nangu woon baayam la. waaw nangul borom bi subhanahu wa taala. maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam malgré cofeel bi mu amoon ci son premier fils
teewul mu nangul borom bi. waaw ñu déglu tontu Ismaïl. xaala mu wax moom Ismaïl yaa abati yow sama baay af al ma tuumar defal li nga xam ne moom lañ la sant sa tajiduni di ma fekk incha allah ndem neex na borom bi mina sabirin ci nga xam ne way muñ lañuy doon. waaw sabrun jamil. waaw verset 102. waaw falama aslama waxtu bi nga xam ne ñoom ñaar d'accord nañu ci kàddu dama lay immolé mu ne ko defale la borom bi sant amul problème. waaw wa tallahu lil jabin après mu projeté ko nag ba xam ne léegi Dieu bi dafa war a nekk par terre. waaw le front contre terre. waaye verset 103 wa naadaynaahu ñu woo ko borom bi ko woo ne ko an yaa Ibrahim yow Ibrahima verset 104 xad sadaqta walaay dëgg na sa ruya sa gént gi. inna niki ñun kadalika najzi la ñuy fay wal muxsinina way rafetal ñi. waaw mooy ñii nangu ba pare décision yàlla et puis def ci ni mu gën a rafet ñu taxaw ci. waaw inna haza la huwa al balaawul mubin ne c'était certes là une épreuve manifeste yàlla moo ko doon éprouvé. waaw doon seet ngëmam fu mu toll. mais yàlla du ko woon seetaan mu ngi muy rey doomam loolu moom ñëpp war nañu xam ni duñ fa woon yegg si mukk nag. waaw parce que buur bi moo doon ñoo ko doon éprouvé rek. waaw te yàlla moom it noonu waaw li nattinam fii moom la toujours loolu lay wax rek dinaa leen éprouvé. waaw nee na fa na day naawu bon ñu def njot mooy une rançon à la place bi nga xam ne moom dañ ko waroon rey ñu un bélier bi zibin azim mu nekk un bélier. waaw léegi nag wa tarak naa ñu bàyyi alihi ci moom fi la axari na ci mooy un sacrifice boo xam ne sera solennel moom la ñuy dëgmal yi fan di ñëw rek. waaw ndax maam Ibrahima diggante ak Ismaïla moo indi loolu. waaw wax rek ne nous perpétuâmes son geste pour la postérité. waaw comme vous le savez le jour du sacrifice coïncide le 10e jour de Zul Hijja. waaw 10e jour Zul Hijja mooy tabaski. waaw c'est du calendrier musulman. waaw leur sacrifice rituel nag du mouton moo nekk en première position. waaw le mouton moo nekk en première position. la chèvre tegu ci bëy nag tegu ci 4e le chameau. waaw gëléem. waaw ñu indi rek lenn ci seeni jikko d'abord balaa ñuy jàll. waaw le mouton dañuy wax rek il a un défaut. waaw parce que la traîtrise moom traiteur la. waaw parce que combien de fois nit engraissé xaram mu xëy benn jour rek il reçoit la charge de ce mouton engraissé lui causant quelques problèmes qui sont parfois mortels. waaw bari na nit engraissé yëkkam kuuyam ba mu xëy benn jour rek dañ ko. waaw moo tax ñu ne moom il a ce défaut là la traîtrise. waaw mais par contre il a une qualité am na qualité. waaw parce que nag moom il ne s'accouple jamais avec une brebis enceinte. waaw moom xar bu jigéen bu ko leeree ni wala bëy bu ko leeree ni bii dafa enceinte mais du ko tëbu. waaw du ko tëbu te da ngay gis loolu. waaw c'est l'habitude du bélier. waaw bélier bi moom mooy def loolu moom lu mu jot rek aywa. waaw d'ailleurs wala fa léeb na ko yafal sa kuy yow lay jëkk mbëkk. waaw ko yafal sa kuy yow lay jëkk mbëkk. waaw waaw ñu ñëw ci la chèvre bëy. waaw nee na elle est douée d'intelligence. waaw ko intelligente la bëy. waaw et de clairvoyance. waaw dafay am gis-gis moom it. waaw bëy. waaw parce que en général bu commencé ngelaw tuuti commencé xiin rek moom lem na gënam départ parce que xam na ni tôt ou tard la pluie va venir. waaw da koy xam mais xar moom dafay tekk rek ne yàcc rek ba taw ba fekk ko fa. waaw alors que les autres animaux n'ont pas la possibilité. waaw amuñu possibilité bi nga xam ni de réfréner bon il a la possibilité de réfréner ses instincts. waaw moom ses instincts sexuels moom bëy. waaw car elle cache toutes ses parties sexuelles. li gën a bari bëy boo ko gisee rek da gis genn gi mu def ko ci nëbb les parties sexuelles.
waaw comme nous le savons toujours à l'abri da koy def à l'abri nëbb ko waaw waaw dañuy wax rek ni xale bu jigéen na mel comme bëy waaw na mel comme bëy waaw li mu yore waaw ndax lu ko may rek waaw lu ko may rek pour muccal ko yomb waaw du muccal ko du yomb moo tax da nga ne li mu yore na ko denc rek waaw ba gis waa ji waaw troisième bi c'est la vache waaw muy ñuy wax rek xam nañu nous connaissons sa gloutonnerie mooy ku foqale la lekk rek waaw et sa paresse tayel la tamit nag waaw mais nag une fois au travail elle est capable d'une résistance hors du commun waaw bu xasee jóg nag ba commencé liggéey moom mën na liggéey du matin au soir waaw quatrième ñu ne le chameau waaw moom le chameau nous connaissons sa rancune waaw ku rancunier la waaw gëléem ku rancunier la moo tax mënul pardonner ñu def ko qu'on lui fasse du mal mënul pardonner ñu def ko lu metti def ko lu metti waaw mënu ko pardonner waaw mais nag il a la qualité de supporter d'endurance et de patience lépp lu ñu koy defloo rek mën na ko def waaw parce que am na qualité pour supporter loolu waaw waaw le mot de la fin dañuy wax rek sama compagnie gi côtelette yi ak tufe yeeg moom la ñuy gën a ma leen di gën a intéressé ci tabaski waaw ci tabaski te pourtant perpétuer le geste d'Ibrahim alayhi salaatu wasalaam moo koy jox valeur waaw moo koy jox valeur waaw nangul borom bi waaw parce que foofu moom dañuy wax rek c'est la crainte révérentielle waaw nangul borom bi xam ni lii mu santaane rek nga taxaw ci loo ci mën waaw d'ailleurs wax na ko ci téere bi waaw day wax ni lan yanaalullah nee na lan yanaalullah luhumuha nee na yàlla yàpp xam ne mooy jógee ci xar bi nee na loolu intéressé wu ko waaw wala dimaaw du deret ji tamit ngay tuur nee na intéressé wu ko waaw wala kin nag li ko intéressé yanaalahu taqwa minkum nee na ngeen fexe ba am taqwa ba am ragal yàlla ragal ko dëgg-dëgg ragal waaw xaq tuxaatihi waaw mu ngi ci suratul hajji surat 22 verset 33 waaw dañuy wax rek ne ñu ngi ci la dernière ligne droite pour la tabaski waaw ku nekk yaa ngi xiir pour am sa xaru tabaski waaw c'est bien beau waaw ku nekk nag parce que tamit mu muy wax ne c'est un geste solennel waaw un geste perpétuel at bu nekk jullit yi dañ ciy taxaw waaw parce que am na ñuy wax ni booy jënd xar jëndal kuuy jëndal defal le maximum waaw parce que dañuy wax rek ci histoire waaw dañuy wax rek ne kuuy yooyu am na ci yoo xam ni bu yomal xiyaam ñoo lay gàddu de yóbbu la waaw ñoo lay gàddu yóbbu la bu situation yi jafe waaw bu amee jafe-jafe waaw moo tax rek ñu boole ceeg ragal yàlla et puis tamit di fàttali ko rek ni am nga possibilité tabaski waaw ban damay wax rek je vois mal nit jënd par exemple benn xar 1 million wala des millions laay wax waaw mais à quoi bon parce que yàlla wax na ko ne loolu intéressé wu ko taqwa bi moo ko intéressé tey jii nii 1 million de francs CFA tey jii mun na jënd 10 moutons de 100 000 CFA waaw 100 000 CFA moo tax kooku noonu war na mën a def par exemple jënd xar bu 100 000 CFA waaw jëndal ñi ci yeneen 9 personnes xar bu 100 000 CFA muy 1 million mais kooku ci lay amee tiyaaba dëgg nag waaw ci lay amee tiyaaba waaye nag bari na ñoo xam ni maamel nii waaw mais maamel nii am naa ko mais boo ko amee am na ñoo xam ne amuñu ko waaw te ñooñu tëj dañ war di leen sóoraale waaw di leen sóoraale parce que tamit nag ci lañ bokk parce que bari na nit ñu jox la alal lu bari mais te fekk yow alal li ñu waroon jox keneen moom lañ la groupé jox la ko yow mais pour nattu la waaw pour nattu la seet yow ba xam est-ce que di nga bàyyi xel ki nga xam ni il est à côté waaw te loolu booy seet toujours rek am na borom alal boo koy gis rek am na à côté koo xam ne boo añee tey du reer mu ndekkee du añ ainsi de suite waaw kon nag kooku
bàyyi ko xel waaw bàyyi ko xel parce que te jamono dafa gudd tànk tey jii nii mën nga ko mais jamono mën ñëw dootu ko mën moom peut-être mënoon na ko mais jamono ñëw mënatu ko waaw kon nag solidarité musulmane bi ñuy wax rek mooy doomu aadama yi dañu war a def solidarité gis nga fii ci réew mi fii avec le Covid ñu ngi def sa façon solidarité bu ne en Europe en Amérique partout dans le monde mais Covid bi warul tax ñuy def la solidarité waaw Covid bi warul tax dañoo war nag di def la solidarité parce que il le faut parce qu'il y a des gens qui meurent de faim il y a des gens qui souffrent il y a des gens qui sont malades te mënuñoo faju mais loolu solidarité boobu dañ ko dafa war a nekk de tout le temps de tout le temps waaw mais nag Covid bi tey jii moo damay wax rek buur bi nag moo demee noonu moom tey bu la waxee defal nangam nga lànk mu am lu mu la booleel nga koy def par force waaw par force fi mu ne nii ñëpp ils sont obligés de faire face au Covid ba pare di dimbale ñi nga xam ni ils sont dans un état de détresse waaw parce que bari na fi waaw ñoo xam ni situation yu métti la ñuy dund Covid bi bu mu ñëwee ñii pet nañu seen liggéey ñii feebar nañu ñii seen soxna ya dee lañu ñii seen dëkkër ya dee lañu ñii seen maam ya wala seen papa yi seen yaay yi dee lañu waaw kon nag muy noonu li mu engendré ci ay problème waaw du jeex du xaj waaw mais lépp nag buur bi dafa bëgg doomu aadama yi def ci jàngat waaw def ci jàngat xam ne lii ñëw na tey ñëpp changer seen façon doxin waaw mais nag façon doxin bi da nga ko waroo ko changer parce que contraint tu es contraint waaw mais da nga ko war a changer parce que rek xam nga ni war nga changer sa doxalin par rapport à l'autre de la société waaw kon nag yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu sutura defal ñu teraanga defal may ñu fekkee tal defal ñu may ñu dégg ràññee ak topp allazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab albirru la yabla wa zanbu la yunsa wa dayanu la yamut ihmal ma shi'ta wa kama tudanu tudan wal aqibatu lil muttaqin fi amanillah